Veuillez vous lever, s'il vous plaît. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu fi ñu leen doon nuyoo fii ci seen rajo APR New York tey ji àjjuma fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru octobre ci 2018 ñu fas yéene ñëw ak yéen seen émission niñ ko daan defee àjjuma bu jot ci waxtu wi lu ko commencé 11h ba minuit. maa ngi jàkkaarloo ak technicien wu rajo bi coordinateur APR Manhattan Baboy Kane sama loxo càmmooñ Moussa Ndiambe Ndiaye mi ngi fi du ma leen ko présenté ti defe naa ne léegi ngeen miin ko. ci kanam tuuti dinañ am suñu mbokk beneen mbokk militant boo xam ne bu yàgg la bu dëggu Abdoulaye Ndaw balaa loolu bu ngeen bëggee déglu rajo bi rek mën ngeen koo déglu ci téléphone bi ci 641 552 87 62 641 552 8752 8762 8762 641 552 87 62 ngeen déglu ko ci téléphone bi su ngeen ko bëggee déglu ci internet bi www.wpat930am.com wpat930am.com bëgg noo ñoo ñëw ak yéen ci seen émission ci ay réalisation xam nañ ne démb ak tey ak ñaari fan wala ñetti fan ci kanam président mu ngi Ziguinchor Casamance en général mi ngi woon Mbour démb dinañ ci ñëw mi ngi tey ji Kolda démb Ziguinchor la wàcc wala Cap Skirring yooyu yëpp dinañ ci ñëw dinañ ñëw ak suñu mbokk Abdoulaye Ndaw mu defal ñu commentaire ci li fi jaar ci politique ci semaine bi passé xam nañ ne am nañ xale boo xam ne dafa feeñ Sénégal wax la choisir ma waxatina Ousmane Sonko dégg nañ fi mu ne président Senghor président Diouf président Wade président Sall ñoom ñëpp dañ leen a war a taxawal fetal leen ku ko def doo ci am bàkkaar dellu siwaat na ne wax ji ba mu ko waxee dafa yàgg ndax wax ji ba mu ko waxee dafa yàgg doy na ndax ba mu koy wax nit la woon ndax ci xam-xam la ko tegoon ndax ci yàq bu ñu yàq réewam la ko tegoon ndax daf ko waxoon ndax dafa mer ndax dafa bëgg a falu moo tax mu bëgg a woyofal wax ji ndax dafa bëgg nit ñi fàtte wax ji loolu waxi xale la woon jotewul ak politique dara ndax dafa bëgg a changé boobu ëllëgee buñ ko falee mu jël ñett ñi ci des rey leen parce que kenn ki moom jiitu na ko muy Senghor ndax buñ ko falee dafay jàpp Diouf rey jàpp Wade rey jàpp Macky Sall rey loolu lépp ay commentaire la kenn ku ne mën nga ci am si gis-gisu bopp dinañ ci ñëw mais man li ma waxoon dinaa ko waxaat que bu fekkee ne am na ñu koy digal nit du nekk ci xalaatam lu nekk ci xelam rek da ko war a wax déedéet nit du lu nekk ci xelam da ko war a wax ndax góom boo xam ne wax a ko indi dootul wér allah kulli alin mënuñoo fexe ba effacé ne moo ne ñeenti président yi masayor Sénégal dañ leen a war a rey ku leen rey doo ci am bàkkaar dinañ ci def suñu commentaire wax ci suñu xalaat kenn ku ne nga wax ci sa xalaat ndax politique da ngay def loo xalaat nga wax ko ndax dangaa war a am ñoo xam dañ naan la waxal lii te yem ci ndax dangaa war a am ñu la bindal ne la lii bul ko romb loolu lépp gis nañ ko fi ndax ay li may wax ne kenn président leen rek lañ ko limité wul constitution néew ko yemal fii mooy ay conseillers bu la neexoon Macky Sall Sénégal yépp suba mu def leen ay conseillers kenn du ne amu ci droit kenn du ne loi bi daf koy tere te am na loo xam ne loi bi daf ko koy tere moom mais loolu moom bokku ci loolu lu muy tekki mooy nit xelam boppam doyu ko te sama yaay daf doon wax ne wax bu doyul des soo masaa nekk ci wetam di wax naan la noppil boo ko ne yaay man damay wax rek mun la wax de bu doyul des maan ko waa yaay lan mooy wax bu doyul des mu ne ma noppil bu ci kanamee dinaa la ko wax fekk dafa bëgg mu noppi man xamul
wax bu doyul des mais balaa loolu ma nuyu ñi ma bokkal studio bi bala ñoo jële Abdoulaye Ndao Moussa Ndiame Ndiaye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay sant Pape. di nuyu na nga yendoo. alhamdulilah. naka yu tey ak yi tey. ñu ngi fii rek. ak sedd mi ngi commencé. waaw sedd bi de moom mu ngi commencé dugg. coordonnateur technicien maa ngi lay nuyu. Pape Babou ñu ngi lay ziare di nuyu surtout suñu auditeurs yëpp di namoon leen lool. na nga yendoo. macha allah sant yàlla bu baax a baax. kon xam naa bara ñoo kii tardé dañuy dem jëli Abdoulaye Ndao. balaa loolu rek ñu fàttaliku suñu mbokki jullit yëpp suñu mbokku murit yëpp. que màggalu Touba dimanche bii di ñëw bu dellu see la le 28 octobre ci la ñuy màggal Touba bu ko yàlla dogalee. ci la ñuy màggal Touba màggalu Serigne Touba gi ci la ñuy ànd ñun ñëpp santale ko boroomam santaale suñu boroom ndax ku sant ñu dolli la. la in sàkkartum la azidannakum kon nañu bokk ci cant gi ndax suñu boroom dolli ñu. kon xam naa ne lan nga bëgg a jiital technicien bala ñoo dem ci loolu. waaw kon defe naa ne am na benn yëgle bu naqari boo war a yëgle. kon bismillah. alhamdulillahi alladi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san. sadaqallahu lazim lii nag ab tàgg la mais ci pulaar laa koy def parce que suñu mbokk alpulaar yi ñoo moom tàgg ñëpp la mais defe naa ci pulaar lañ ñu ko sante donc Moussa Sarr mooy Samba Sarr te mu nekk ci Memphis moo ko soxnaam Die Sarr Moussa Sarr tuuti Memphis jëm suudu moom mooy Die Sarr tuuti Memphis Mamadou Sarr jëm suudu moom te Saint-Louis bi ngoni Mamadou Lobat woni ko Memphis Ibou Sarr woni ko Memphis Ousmane Ndiaye woni ko Memphis Lucas Fall woni ko Memphis Jack Ndiaye aussi woni ko Memphis Samba Diallo ɗo e Brooklyn Omar Bousso ɗo e Brooklyn Amadou Dia e Awdi Lobat to cuuɗi men Sénégal Bayla Lobat Huley Lobat kamɓe fof ɓe goni koto cuuɗi men to e Kombo Moussa Fall e Mamadou Moussa Fall ko kamɓe de jogii sankare yidde yettinde ɗum bandiraɓe adi ɗo noon taggue ɗe ko bañen debbo hono Farmata Keɓe donc ko jinnaɗo mabɓe sanki ko mawniɓe ko goggo mabɓe ina wiye Khady Diop sankima to Cubalel Law donc sankima ñande talata nde eɗen duwonomo yo Allah yurmomo yaafomo yo Allah harnumo aljanna yo juuɗe moƴƴo jaɓomo barke makko hedde ko ɗali donc Farmata Keɓe emin duwonoma no fewi ɓe duwono bandiraɓe fof Samba Sarr en e bandiraɓe fof. ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه saddaxalaaw la sama bala xarasooloo kër mbokk yi kon ñu dellu siwaat ak yéen ci suñu émission rek Pape Babou seen mbokk moo nekk ci micro bi kon dañuy daal di daw dem jëli Abdoulaye Ndao defe naa ne mi ngi ci micro bi Abdoulaye Ndao maa ngi lay nuyu. Pape maa ngi lay nuyu maa ngi nuyu Baboy di nuyu aussi suñu rakk Moussa. mais Ablaye balaa ngay sori Pape Babou balaa ngay sori dañu yoroon benn yóbbante. jóge woon ci Bassirou Deme donc foog ñu dugal ko. kon Ablaye tegal noonu sa loxo ñu ñëw. ñu ne ko gars yi. waaw. Ablaye kon defe naa ne yóbbante boobu moo jógee ci suñu mag Bassirou Deme Ablaye dañu bëggoon ñëw tey ci politique gu Sénégal ñu dellu si ci tuuti parce que fan yi defe naa ne politiciens yi kenn ku nekk yaa ngi def loo xalaat rek nga wax ko ndax noonu la ñu war a gisee politique ndax loolu mooy tax a falu parce que man li ma jaaxal mooy ki Sénégalais yi fal wax naa ko waxati ko fu ne wax naa ko fa bu doon wax ju bari mooy tax a falu du falu bu fekkoon ne wax lu ñaaw mooy tax a falu du falu bu doon gëm sa bopp
mooy tee falu du falu ndax gis nañ ne bañ ko bund xataalee dafa xëy joxe lépp dem yoonam kenn mësula dégg la Macky Sall wax bu fekkoon a noppi mooy tax doo mën a gouverner réew kon du mën a gouverner réew te yooyu yëpp dajewul ci moom léegi li ñu gis mooy ku gën a ñaaw làmmiñ yaa dàq politique noonu la ko politiciens yi gisa léegi dañu bëgg nga ñëwal ñu ci commentaire ak noo ko yaatale beneen bi ci des gis nañ ne président fan yi mu ngi ci fulaadu bi gis nañ ne président yi jaaragun Sénégal moo ci gën a ñeme terrain bi bu fekkee yàlla rek la ñuy waxal biñ ko falee ak léegi li mu fi génn Dakar dem ci àll bi kenn mënu ko compter te amoon nañ fi Senghor benn yoon la daan def tournée par at amoon nañ fi Diouf benn yoon la daan def tournée par at amoon nañ fi président Wade demam ci bitim réew moo ëppoon demam ci biir réew mi loolu yëpp ñun dañ ciy d'accord président Wade en général fu ñu ko mësaan génn gis mu génn Dakar campagne électorale la wala pré campagne électorale kon nga ñëwul ñu ci commentaire ñaar yooyu benn bi politiciens yi bi ci des fulaadu président ma nga fa terrain bi lu tax mu ñeme ko lu tax dem ci biir réew mi mësul nekk problème Ablaye bismillah Pape maa ngi lay nuyu di nuyu encore une fois Baboy ak suñu rakk Moussa xam naa ne nag politique fi mu toll fi mu ne nii Sénégal dafa am soppiku gu muy soppiku te loolu mu ngi xew ci weer yi passé ndax bu fekkee ne da ngay delluwaat gannaaw 1 an da ngay gis ne nañ politiciens range woon ci wàll maanaam nañu toftaloo woon ci seen importance booba cheminement dafa soppeeku léegi ndax dañ doon wax Idrissa Seck wala PDS toftale ci ñeneen ñu toog ba am yu xew duma ci dellusiwaat Makka ak yu ni mel tax ba paysage politique sénégalais bi daal di soppeeku changé wu léegi mu am ku bees ku fël loolu nag du gulet ci paysage politique sénégalais ndax souvent sénégalais yi ñuy xoolee politiciens yi day gaaw a soppeeku en fonction des événements waaye ci loolu dafa am benn lu ñuy wax constante loo xam ne daal moo fa ne dëj jógewu fa mooy am na ci nga xam ne mooy jiite politique Sénégal léegi moo yore réew ma te daf ko jiite ci li nga wax léegi mooy di liggéey di joxe ay résultats te boolewu ci wax léegi nag ci beneen wàll bi ñi nga xam ne ñooy jàmmarloog moom mooy l'opposition da ngay gis ne fi mu ne nii amuñu argument yoo xam ne moom la ñuy indi di ko jàkkaarloo ak moom waaye li ñuy def mooy di ko jéem a li may mun a wax provoqué sax laay mu koy mën a tuddee ndax gis nga ne ki ko njëkke woon mooy Abdoulaye Wade nam ko doon defee mooy ci ay saagaat du famille am ak ay waajuram loola sottiwul Idrissa Seck ñëw commencé di ŋàññi politique am sottiwul léegi nag Sonko dafa ñëw ñu xabtal ko mu boole ci loo xam ne bokk ci te barki dem rek maa ngi koy wax suñu benn mag maa ngi koy nuyu suñu mag Ousmane Dramé ndax dafa doon def benn live ma dugg ci di ko wax ne fi mu ne nii paysage politique Sénégal il faut mu soppiku parce que bu fekkee ne dem nañu ba président Macky Sall def ñaari mandat am àla kuli aal il faut que mu am benn li ñuy wax cure de jouvence maanaam il faut que ay xale dugg te ñu bugg ko ñu bañ ko mun naa am Sonko bi da ciy bokk waaye bu fekkee ne longévité boobu daf ko yaakaar dafa am loo xam ne daf koy moytu parce que ay ndëgg sërëx la xam naa dinañ ci ñëw ca kanam parce que damay gis ne Ablaye Wade képp ku mos a ànd ak moom rendi na la te moom fi mu ne nii mu ngi fëkk ay bagages am uti ko donc loolu nañu leen xale suñuy bët di xool fa nañuy mujjee ñoom ñaar ndax góor gi xam nañu benn mbir ci moom mooy lépp loo xam ne daf koy lal ci ay pexe lalu ko pour ka mu àndal waaye daf koy lal pour boppam ak doomam donc gis nga Pape fi mu ne nii Sénégalais yi dañu am jikko seetaankati marché gis nga boo ñëwee tëgg sa ndëpp ci biir marché bi nit ñi lañ la seetaan waaye nag bu jàpp ne dañ la jox solo wala maanaa tey si tey ñi nga xam ne ñoo nekk ci paysage politique sénégalais bi di wax ak a saaga ne leen wér-wér yàlla ne bés bu ñu demee ba ci cëppaandaw ga ba nga xam ne décision bi del si waat na ci loxo sénégalais yi bu boobaa ka nga xam ne moo leen yërëm ka nga xam ne moo leen indil ngeneel ka nga xam ne moo leen indil ay infrastructure ka nga xam ne moo yembal seen paju ka nga xam ne moo fa indi ay université ak ay école
kooka nañuy woteel mais duñu wote ki nga xam ne ay waxu kese nga leen di ak ay loxo kese nga leen di bees. absolument. donc ci doorte daal loolu laa mun a wax pour wane ne daal politique sénégalais bi léegi xumm na rëb na jaxasoo na waaye li muy rëb sénégalais bi nga xam ne mooy voté bu demee ba ca biir mbañ gàcce ga intérêt lay voté waaye du voté ay kasaw. voilà léegi am leneen li ma bëggoon man dama am benn jaaxle ci Sonko ci ñaari affaire Ablaye benn bi gis nañ mu bind fii ab livre yàggul ñi xamuloon dara ñi ngi doon livre bi Sonko toj na fa ñi xam nee nañ livre bi ay waxi jàmbur yu mu nett li la wax nañ ñu ko bindoon ak at yeen ko bindoon ak lañ ci bindoon ak yëpp kon boobu intellectuel yi ñoom la doon waxal mu ñëw fi ne lu jiitu livre bi ñeenti président yi jiite woon Sénégal dañ leen a war a taxawal fetal leen ku ko def doo ci am bàkkaar ñetteel bi ñu ne moom ci boppam mu ne wax naa président Ablaye Wade lu yàgg war na dem Qatar seeti ko lan mooy problème bi parce que man li ma jàpp man Pape Babou xaw ma de ay sama góor gi du seen morom mais bu dee na ñi bindoon livre bi ñoom la Sonko di waxal ñooñu képp koo xam ne da ngaa dawati jëm ci Abdoulaye Wade ak Abdoulaye Wade li mu dugal Sénégal sur le plan intellectuel anarchie bi lu neex waay def fu neex waay teg sa tànk kenn faalewul institution kenn faalewul constitution kenn faalewul loi kenn ragalatul kaso lu ma def dara du ci mujj Sonko dama defee ni bu dee mi ngi dem ci Abdoulaye Wade ñim taxoon mu bind livre bi waxatul ak ñooñu parce que mënu ma comprendre nga bind livre di wax ak ay intellectuel bu dee ñoom Pape Babou ñi nga xam ne boo sànnee seen tur ci mbalit mi duñ ko for amu ci problème bu dee ay sama góor gi ñooñu doyuñu pour Sonko falu bu fekkee ne nag léegi dafay demaat jëm ci Ablaye Wade finalement Sonko lan la bëgg ndax Ablaye Wade li mu nangulul Idrissa Seck nangulu ko Macky Sall nangulu ko Madické Niang nangulu ko Diagne Fada nangulu ko Aïda Mbodj nangulu ko Farba Senghor nangulu ko Pape Samba Mboup ndax da koy mujj nangul Sonko ne ko ay la yéwén kaay Karim Wade topp sa ginnaaw ndax Ablaye Wade loolu mën na ne ci moom digganteem ak Sonko wala mënul ne lan mooy sa commentaire lan mooy sa gis. loolu Pape dafa am laaj bu gën a kawe sax wu ñu war a samp mooy tey politiciens sénégalais yi kan na ñuy jiital ci seen i xalaat ndax Sénégal la wala boog ñi nañu dajaloo rek ñun ñëpp rek xeex benn nit ndax ci loolu nga lim noonu boo ko faram-fàccee day wane ne amul benn ponk boo xam ne Ablaye Wade ak Ousmane Sonko war nañ fa ànd ndax moom dafa taxaw ne dafay xeex corruption ak guerre te corruption ak guerre mu nga tolle ca jëmtalam ci reñu Ablaye Wade moom dafa ne du ànd ak kenn ku taq Ablaye Wade ki nga xam ne moom lay yaakaar pour pousse ko mu jiite suñu réew muy doomam moom la ñu fi tudde woon monsieur 15%. toll woon nañ jamono joo xam ne pour nga am contrat biir Sénégal moom da nga koy fay 15% wala dëgg du jàll. Wikileaks. donc amul ci lenn loo xam ne ñoom ñaar war nañ ko mën a ànd lu dul ne rek dafa am benn loo xam ne moo leen tënk ko ñoom ñaar mooy dañu bañ Macky Sall. waaw loolu rek nañu mën a àndee maanaam dañu bañ Macky Sall ennemi commun nañu am muy président de la République. donc pour wax la ne rek tey si tey Ousmane Sonko tey fi mu ne nii il faut que ñu dalal ko. te pour revenir ci commentaire boobu mu def maanaam di wax ne dañu war a fusiller suñu ancien leaders yi. dafa am benn sew-sew bu ci ne. dama ko doon waxtaan ak suñu benn mag keroog ma ne ko. bi ñu jëlee suñu indépendance ñun Guinée dafa anticiper. Ahmed Sékou Touré am benn taxawaay bu am solo bu mu ci def maanaam bu ko jël indépendance am pour ko dagg lépp loo xam ne moom moo doon lu ko lii ak France. waaye benn aspect rek laa ciy jël te parce que émission bi du ko permettre. mooy France dañu demoon ba mu jóg ñu torpiller économie guinéenne. demoon nañ ba mu jógi Afrique boo fa buggee wax ab xaalis bu ñàkk solo da nga naan franc guinéen. man yoruma tey franc guinéen. loolu li ko waraloon mooy France dafa jëloon créer beneen monnaie parallèle boo xam ne day jël xaalis bi ko dugal biir Guinée ba xaalisi Guinée daal di ñàkk solo. loolu li ma bëgg wax foofu mooy lan mooy am na tey koo xam ne bu la coloniser lu mot 2 téeméeri at. taxale koog moom ci xel ak xalaat nga koy defee waaye doo ko def ci doole. ndax président Macky Sall tey fi mu ne nii dafa bëgg a comme ni ñu koy waxee voilà président Macky Sall dafa war a jël dafa bëgg a jël réew mi dénk ko français. mais aéroport bii bi ñu ko war a yeggali Turquie la waxal. ala kulli aali.
frère Falémé bi keneen ñeneen la waxal. zircon beeg yeneen ak yeneen lépp loo ci gis rek tey fi mu ne nii mun naa citer secteur yu bëri yoo xam ne ñamu parti defal partenariat du ñu ay français. arena bi mais dafay xool Dakar arena bi Dakar arena mu Ila Touba. Ila Touba donc tey fi mu ne nii boo demee tey Sénégal paysage économique bi dafa coloré chinois yi ñu nga fa turcs yi ñu nga fa indiens yi ñu nga fa ñeneen a nga fa ñeneen a nga fa ñeneen a nga fa ak français yi bien entendu donc pour wan la ne rek li xët-xët bi jaru ko am na noo xam ne mën nga libérer sa économie sans pour autant que nga créer nga déstabiliser sa réew parce que tey am na tey noo xam ne boo ko defee di nga déstabiliser sa réew te président Macky Sall bokkul ak ponkal mi nga xam ne daa yeewoo ci biir kër gi di saaga borom boutique naar bi nga xam ne mooy lebal borom kër gi dépasse président Macky Sall tey fi mu ne nii am na noo xam ne bu ko defoon tey fi mu ne nii nit ñi bu ñu yeewoo duñu salaire duñ ko fay mokk donc ki nga xam ne moom nag amul benn responsabilité vis-à-vis du pays bu ko neexee na saaga bu ko neexee na wax lu ko neex dit nit ñi lu leen neex bu ma jëlee réew mi sénégalais bu ne dinaa la jox 1 million waaye ki nga xam ne moom mooy xëy di joxe dépasse bi am na taxawaay boo xam ne moom la war a taxaw je crois que ci loolu la président Macky Sall nekk fi mu ne nii waaw mais waaw non seulement loolu ci la nekk mais gis nga en général boo gisee ñi naan dafa delloo réew mi tubaab yi ñoom ñëpp mooy suñu mbokk yi nga xam ne ñoo des PDS wala ñoo nekkoon PDS enfin Touba nga fa ba léegi dara nekkat fa mais Touba nga fa mais c'est-à-dire que dañuy fàtte ne ñoom seen njiit ci politique bi mu demee jàngi France dafa toog jël fa nationalité takk fa soxna am fa ay doom jóge fa falu wàcc ñibbi fa defe naa loolu ku la gën a bëgg France rek da ngay far juddoo France ba génn àdduna mosoo génn France parce que li mu def nit ku bëggul foofa mënuloo ko def yenuwul maanaam jàngi toog jël nationalité takk soxna am ay doom jóge fa falu wàcc ñibbi Qatar gee bu ñu ko fay dégg tey li ko yàlla booleel muy nattu innama amwaalukum wa awlaadukum fitna moo ko yóbbu Qatar mais du bëgg Qatar saytaane ma nekk Qatar moo tax mu di fa dem mais président Wade lu mu mën dem ci àdduna France ko gënal te ñi ngaañi Macky Sall dañoo delloo français yi ñëpp mooy sama mbokk yi nga xam ne nekkoon nañ ci parti boobee ñu doon wax PDS mais leneen li ci des nañ jóge foofu yëpp dem ci Fuladu gis nañ ne président mi ngi fi ñaari fan yi bala ñoo dem ci Moussa Ndiaye parce que Moussa mi ngi suñu wet bëgg na ñëw ak ay affaire am moom itam voilà xaaral am na lu Moussa di laaj ci affaire France bi sax laa bëggoon a wax waaw allez ñuy wax naan dafa France ba ñuy jox Sénégal France suñ jëlee 150 sociétés nationales privatisé ko 80% de les sociétés yooyu yëpp ay français lañ ko jox te loolu avant Macky Sall la voilà avant Macky Sall di ñëw trois vagues de privatisation ñoo am ñaari Abdou Diouf moo ko def Abdoulaye Wade def bu jeex beneen bi ci des en 2000 ci la ñëwee waddal kii chemin de fer Sonacos bu jox ko Jaber le Franco xaw ma naka jël waaw ba pare nag tegu ci dara li Abdou Diouf privatisé woon te Abdou Diouf dafa privatisé woon mais privatisé bi mu doon def vraiment xel la àndaloon ndax da daan def de sorte que l'État du Sénégal nekk majoritaire ci entreprise bi ba pare l'État du Sénégal détenait le patrimoine de l'entreprise ba ci Orange gis nga soo gisee waaw 97 bi ñuy joxe Orange mais France Télécom ñaata la ci amoon 33%. 33 moom la ne Abdou Diouf joxoon. Le reste restait dans les mains de l'État ak employé fa nekkoon. mais Abdoulaye Wade le président Wade bi mu ñëwee moom moo leen jox majorité. waaw soo jëlee Sodefitex. bi ñu koy jox le groupe kii Dagri. français lañ ay français lañ. 15% la ne Abdou Diouf joxoon. Abdoulaye Wade ñëw jox leen 52%. voilà. te bari na entreprise yu bëri yoo xamante ne bi noonu la leen def c'est-à-dire que parce que Abdou Diouf dañu woon bien que dañ privatiser mais nañ faire de sorte que l'État nekk toujours majoritaire pour mën a contrôler. pour mën a wéetoo. mais loolu ñi ñëwoon ñëpp français yi groupe français yi ñëwoon ñëpp bañoon nañ ko ci mais comme la privatisation était forcée. ci jamonoom. parce que ajustement structurel yi moo ko indi woon. il l'a fait intelligemment mais kii bi mu ñëwee lu mu def ko renverser. jox boo jëlee yooyu yëpp boo jëlee Sococim. mooy Vicat bi fa nekkoon. Abdoulaye Wade moo leen jox majorité. soo demee ba ci SAR bii SAR. waaw SAR bii. SAR ña fa nekkoon. Total moo fa jëkk dugg. Total n'était pas majoritaire. mais moom moo leen yëgal ba pare indi le groupe Ben Laden. ñu dugg fa. mais tey jii le président Macky Sall fexe na ba récupérer waat ko.
lim ci mën a récupérer waat na ko donc loolu soo ko xoolee tey ji wax ji bëri na mais li mu mën a récupérer lépp mu ngi koy récupérer Sonacos delloo si waat na ci ñun chemin de fer ñëwaat na donc kooku su fekkee ne da ngaa ñëw ne dafa fekk dafa joxe vraiment nañu waxante li fi nekk waaw vraiment li fi nekk quoi. ok Ablaye nañ dem Fuladu te ñëwaat. waaw xam nga gis nga politique de décentralisation bi nga xam ne président Macky Sall daf ko amorcé bi ñu jëlee réew mi ak léegi. je crois que li ci gën a fës moom mooy ni mu jëlee di désengorger Dakar créer une nouvelle ville muy Diamniadio. te loolu Dakar dafa demoon ba mujj mu absorber toute l'économie du Sénégal. ñëpp foog uti fa mu désengorger ko ba pare nag léegi fi mu ne nii commencé na di fexe ba ay pôle de développement mu di ko créer dans les autres régions xam nga tey Fuladu dafa nekk benn zone boo xam ne je parle de Fuladu la région de la Casamance naturelle jóge Fuladu jaar Sédhiou dem ba région Casamance naturelle bi foofu yow noonu yëpp mun na développer Sénégal mun na ko développer sur le plan des mines mun na ko développer ci wàllu mbéy ak leneen ak leneen donc tey fi mu ne nii par exemple visite yi nga xam ne président Macky Sall mu ngi koy def di inaugurer ay infrastructure tey rek maa ngi gis beneen réalisation boo xam ne xam nañu ñun ñu dëkk côté Saloum zone yi Koungheul boobu dem Kaffrine ndox ma da doon am fer donc fi mu ne nii am nañu benn système boo xam ne dañuy dindi fer bi ci ndox mi pour que population yi mun a am accès à l'eau potable donc loolu noonu yëpp nga xam ne c'est des programmes yoo xam ne ñu ngi ko tënk ci biir PUDC bi encore une fois dafay permettre Sénégalais yi laa wax de Sénégalais yi d'abord la nga xam ne mooy koom di jóge ci seen suuf mu leen di bénéficier mais aussi day créer li ñuy wax sédentarisation maanaam kan ku nekk fa nga dëkk nga toog fa. ndax tey bu fekkee ne par exemple ñu ngi dëkk dans la zone du Fuladu créé nañ fay infrastructure yoo xam ne leen permettre ñuy dundee la nga xam ne mooy meññe wala boog mooy jóge ci suuf Fuladu ba loolu day permettre dootuñ daw di uti Dakar. suñu buggee jàng dinañ fa jànge suñu buggee ut koom dinañ ko fa utee te loolu noonu yemul ci Fuladu rek xam nga tey dégg naa am ku doon def benn commentaire di wax ne peut-être que lii dafa nekk campagne électorale déguisée. ma ne ko campagne bi d'abord commencé gul ça c'est un de deux du loo xam ne dañ koy door tey la ñetteel ba mooy président Macky Sall ba mu jëlee réew mi su ma juumul motul sax 1 an et quelque mu commencé di def li ñuy wax conseil des ministres décentralisé maanaam di jóge moom ak gouvernement am di fekki nit ñi ca gox yi ñu dëkk toog fa ubbi benn cahier de doléance nit ñi di ci tàbbal si li nga xam ne moom mooy seen i soxla te loolu gouvernement bi moom la tënk def ko ci biir PUDC bi toppaat ko nag di ko jéem a réaliser donc pour war la rek ne Pape encore une fois démarche bi mu def démarche bu logique la maanaam fexe ba nga xam ne tey fi mu ne nii Sénégalais yi ak fa ñu mënti ne rek dinañu am ay structures yu leen di permettre ñuy dund fa nga xam ne fa nañu dëkk di fa am koom di fa jàng di fa faju sans pour autant que ñuy fox di uti Dakar. jërëjëf Ablaye xam naa kon lii duuf ci nag bi du xaj ci cin li Moussa am na moom itam lu mu indi woon da nga ko bëgg mu stand by. waaw Ablaye stand by ñu dem ci Adjari ñëwaat léegi quoi. incha allah waaw. kay min ne ko welatami Baobab restaurant Baobab Guygi Baobab e nder Fulton Street Baobab hakkunde Fulton e Bedford ala gaddana ɗum so wona wiyeɓe mbimami ɗum noon bandiraɓe oɗo restaurant biyeteɗo Baobab kala ko jiɗon ko feewe ñamde so jeehi toon mon keɓ ɗum kasari no woodi hirani no woodi botari no woodi kala ko jiɗɗon wottade so maaro so suppu kanji hay ñiiri buna donc ɗum noon bandiraɓe ko feewi kasisari aussi hay koye jewɗi son jeehi toon on man mbaɗen ɗum suppu ha wela son jeehi kadi ha jammo ari ko feewe grillade kala ko jiɗɗon tawkini juuɗe ko feewe tew feewe liɗɗi e suppu gulɗo foof nan toon ɗum noon bandiraɓe jeehe mbaɗe commandé eɓe jogui euroji kesi pul donc mami gaddanno ɗum ha damar galleji moon 17 18 484 48 66 walla mbiya 718 484
4866 Baobab in der Fulton Street, Baobab, Brooklyn. ku la jiin nga jiin ko ku la jiinoon nga ba koo kum dandam dañuy jiin Baobab nañ dem ba Baobab buñ demee Baobab luñ fa bëgg ci lekku sel dinañ ko am bu ñu bëggee ceebu jën ceebu yàpp sulux mbalaxu supp kànja maafe yaasa dibi ginaar dibi jën dibi bu sew bi dibi Sénégal yépp ma nga Baobab boo fa demee da nga fekk tii da nga fekk caagri da nga fekk bisaab da nga fekk café loo fa bëgg da nga ko fekk télévision yi foo toog da nga jàkkaarloo télévision bu la neexee seetaan basketball wala football américain wala football du monde bi boo bëggee dem Baobab da ngay dem rek ci 200 da ngay woote ci 212 864 47 00 212 864 47 00 wala nga dem ci 120 vers 116 Street ci diggante 7 ak Lenox Avenue boo fa demee da nga fekk Kiné da nga fekk Maymuna da nga fekk Momi man nañ la ñuy def sell nañ yaru nañ jox nañ nit cëram te loo fa yàgg-yàgg duñ la xool bëti loo fi def yàgg nga fi kon ñun ñëpp nañu ànd dem Baobab lekk sell na neex na. Babou pour mu ñëwaat rek dégg naa Camara Baye ni xale yi woy fii ay Guinéen lañu mais camerounaise lañu quoi donc vraiment bëgg rek ci liggéeyu président de la République surtout xam nga ñu bëri Afrique yëpp ngi ñëw Sénégal tey donc loolu rek lu di leneen donc dafa naa nañu wàcce xol yi tuuti quoi dafa la mais ça va très bien pour le Sénégal suñu réew ngi avancé sur tous les côtés nag vraiment loolu nag bon loolu moo xew loolu rek la ñuy wax ñun dañ fi wax li nga xam ne amul voilà donc defe naa Pape bisimilah yaa ak say gan. waaw kon ñu dellu si waat mbokk yi ak seen émission rajo APR New York lu ko commencé 11h ba minuit seen mbokk Pape Ba moo nekk ci micro bi càmmooñam Moussa Ndiamé Ndiaye technicien bi Baboy Kane Camara bu Baye mu ngi ni sama loxo ndeyjoor Ablaye dañu bëgg nga defal ñu benn commentaire bu ndaw bala ngaa tàggoo ana ndaamal Kajoor. alors waaw. kooku moom ndeysaan dafa réer fi mu ne nii li ko réeral nag xam nañ ko parce que toj bi mu fi waxoon xam nga bu fekkee ne lu ni mel ñoom lu ni mel da nga ko wax ci ab réew boo xam ne 95% de musulmans ngay fexe nu seen xibla soppeekoo loo xam ne ñu ngay julli di fa jublu pendant plus de 1000 ans. nga xëy di leen bugg a indil naka sadul noonu xam nga kooku moom ab ndox mu sedd muñ ko tuur la mais nag dinaa leen wax benn mbir ne nii xam naa mu nga lëlu waaye mu ngay calculer ci ban porox noonu lay génne donc waaw dina am parce que bu ñu demee à la veille des élections xam na fi génn ñu jàng sa ay aaya jéem a génn ci mbir mi waaye je crois que daal fi mu ne nii xale boobu ñuy wax Sonko dafa mel ni daf leen xaw a suul te loolu nag dama bëggoon def benn commentaire bu ndaw ci loolu comme ça ma jox suma rak Moussa mu continuer mooy nit ñi dañu foog ne Sonko adversaire am mooy président Macky Sall. non naana waaye adversaire am mooy opposition bi ndax dafa am loo xam ne daf ko toppati ci ñoom donc fi mu ne nii wóor na moor yàlla ne ku nekk yaa ngi lelu di xool nan nga koy éliminer te ci njëkk ci loolu mooy Ablaye Wade te lii nag dama bëgg nit ñi marqué ko te seet collaboration mook Ablaye Wade fu ñuy liggéey donc loolu rek laay terminé di nuyu ñëpp vraiment di wax leen ñu ubbi nopp nag may suma rak mu wax leen wax ju leer nañ mais waaw Ablaye nekk table demagum man dama bëggoon a vraiment remercier Ablaye te vraiment pertinence su analyse yi mu def parce que moom moo wax loolu lañ xamee nañ ko peut-être bariwul lu muy ñëw nag à la rajo mais suñu sañoon muy bari lu muy ñëw non dina bari lu muy ñëw di Ablaye suñu sañoon may kon ne di ñëw quoi ñun xam nañ la bu baax quoi mais peut-être auditeurs yi bariwuñ lañ lay dégg te suñu sañoon aussi ngay ñëw di bokk ci kii merci
jërëjëf Ablaye kon ñu bàyyi la ba ajuma incha allah. jërëjëf Pape jërëjëf Baboy kon nag suma rakk nga moom mooy borom affaire yi. voilà kon léegi dañuy daal dellu siwaat ci Moussa mais bala maa ñëw rek lu ma benn wax bu ndaw man politique tëju xaw ma ko. Ndaamal Kajoor lii muy def dalul sama xel. kuy woddaw làmmiñ boo noppee rafle politique wax la ak dox. dégg naa ku ne ma day bind programme ma ne ko programme bu juróom-ñaari bu mënta pare xanaa bu paree ba programme bi pare bu faloo moom day tàllal loxoom rek di fetta soxnaa programme bi doxal boppam Moussa loo ñu indi. non xam nga commentaire bi kii bi moom dafi ree si Ndaamal Kajoor. loo ñu indil Moussa. waaw bon tey moom xam naa ne parce que wax ji bari na toujours gars yi toujours moom ñu ngi wax moom. parce que à chaque fois dañuy naan. il faut que ma bëggoon ñu xam tuuti situation économique bi nga xamante ne bi suñu président dafa fay fekk. parce que baax na trop nit ñi xam nga nit su xamee lañ fi fekk dina xam soo ko yëkkatee ba fenn dina xam ne yow mi jëlee nga ko fi indi ko fi. surtout Moussa léegi la Pape Babou jógee ci rajo Cameroun Mbaye. am na benn morceau benn débat bu fa amoon. benn femme di wax naan que peut-être hôpitaux yi ak ndox mi amoon ay priorité yi nga xam ne fa le président Macky Sall waroon na jaar ba pare balaa muy def ay arena ki yooyu defe naa Pape Babou ci fa la dogee fa la bëggoon def sax benn commentaire après. non loolu kay man li ma wax rek Macky Sall commencé wul ci defarub arena comment bàyyiwul hôpital defal arena bi mu nga ca lu ne président du benn liggéey rek lay liggéey fu ne dafay teg loxoom li pare li parewul mu ne ci bu faluwaatee nekk ci buy dem li parewul ki ko remplacer ñëw àggale ko koo kay du big deal. président kay moom day teg loxoom fu ne rek lu parewul kii topp ci moom bu ñëwee pareel ko Moussa bisimilah. ok xam naa ne tey moom il faut que ñu laal tuuti gars yi fi parce que président de la république Baboy yuy ñëw Sénégal xam nga nee nañ léeg-léeg nit da ngay ñëw fekk ko mu toog nga yëkkati ko mu taxaw mais dafa fekk Sénégal ñu suul ko. maanaam ñu suul ko mu war koo génne ba teg ko ci kaw ñu war koo yëkkati mu taxaw te parce que soo xoolee tey jii bi mu ñëwee fekk Sénégal données yi rek wane na ko en terme économique si côté économie côté pauvreté côté yooyu yëpp soo jëlee par exemple ci économie bi 1,7% la fa fekk de croissance fekk na fa déficit budgétaire bu trouvé autour de 7,4%. yaa may dégg. fekk fa benn déficit courant bu nga xamante ne mu ngi trouvé autour de 8,2%. fekk fa inflation de 3,4. yaa ngi dégg fekk fa taux de pauvreté de 47% national mais nekk 62% au niveau si monde rural bi. maanaam téeméer boo jël juróom-benn fukki ak ñaar. dañ leen considéré ñu ñàkk. te it soo xoolee ci biir ba léegi ci économie boobu mu fa fekk tey jii soo xoolee ni suñu économie tëddee. li ñuy wax le secteur informel. nit ñi di ko wax maanaam njaaykat yeeg. menuisier yeeg yooyu. ñooñu soo jëlee koom-koomu réew mi plus de 62% koom-koomu réew mi ci seen loxo la nekk. te xam nga ñaata lañ ciy fay taxe. li ñuy fay taxe matu sax 2%. li ñuy fay taxe matu sax 2% parce que dañu informel. bokk ci kaw loolu ñoom ci boppam liy liggéey ci ñoom li fay liggéey ci ñoom ni mu toll kenn xamul nu mu toll ci secteur privé bi soo ko jëlee plus de 80% ci ñiy liggéey ci ñoom ci secteur privé bi xam nga lii secteur informel non agricole laa wax boolewuma ci sax agriculture bi non agricole bi laa lay wax maanaam ñi nga xam ne liggéeyuñu ci mbiru agricole waaw ci mbéy mi ñooñu ñi fay liggéey ci ñoom nga xamante ne ñu ngi koy wax liggéeykat yi mooy apprenti yeeg yooyu xam nga ñaata lañ doon fayee ko en moyenne 45 000 francs 45 000 francs par mois te loolu ñi ko fay am ci biir entreprise yooyu nee nañ soo jëlee par exemple patron bi nga jël ñi nga xam ne ñoo topp ci patron bi ñoo ko fay am mais ñi topp ci suuf ñëpp amuñu salaire xam nga ñam neexal te loolu ñëpp gis nañ ko donc loolu nekk structure économique boo xamante ne bii fekk na ko fi mu ñëw ci kaw loolu mu ne monde rural bi waxaguma ko de monde rural bi moom dafa ñëw fekk leen le président de la République bi muy jël fekk na sax amuñu programme amuñu woon ci budget bi waroon a dugg bi mu waroon a jël prévoir ñu ci woon le monde rural. 34 milliards yi mu njëkk a def ci Sénégal ci ñoom la ko def. très bien ba pare fay na leen aussi benn dette ñu yoreel leen dettu 54 milliards. seen bon impayé. dette 54 milliards xam bàyyi nañ ko fa ba pare bàyyiwuñ fa aussi li nga xamante ne bi moom moo nekkoon budget de campagne. campagne agricole bàyyiwuñ ko fi woon. ba pare
bu nekkoon période de soudure bu metti itam fekk ko fi. fekk ñu fi. président de la république ñëw remonté loolu yëpp li mu njëkk a def bi mu dugalee 34 yooyu après boole ci pare fay leen ñoom da leen a fay seen 54 milliards mooy bon kii yi mu leen yoraloo dette bi. ba pare mettre en place un fonds de soudure pour jàppale leen parce que bëgg boole ci banque bi ñuy wax CNCA. CNCAS mu ñëw fekk CNCAS mu dugal fa ce qu'on appelle un fonds de bonification mooy tey su fekkee ne taux bi baykat bi mu ngi ko war a jëlee 17%. ñu bonifier taux bi maanaam un fonds de bonification mooy su fekkee 17% la ko jëlee état bi ne léegi au lieu ngeen koy jëlal intérêt 17% léegi jëlee leen ko intérêt 7% 10% ay man état ma bonifier ko maa koy gàddu. léegi mu def un fonds de garantie parce que béykat yu bëri amuñu woon fonds de garantie amuñu woon ay garantie pour mën a kii te xam nga bay dafa calamité dafa bëri ay risque. mu ñëw def un fonds de garantie à la CNCAS tey ji su fekkee ne problème am na. kii bi béykat mënut a fay fonds de garantie boobu lay CNCAS di teggi mu jógee ci teg fa un fonds de calamité mooy dara benn catastrophe naturelle xaw comme par exemple léeg-léeg ngeen bay ba mu yàgg wala ñu kii ba ci àgg kii yëpp arrêté wala ci su fekkee ci vallée bi calamité yi doon am léeg-léeg li ko doon gën a indi mooy ñoo xëy picc yi ak sëccët yi picc yi wala njéeréer yi wala yu mel noonu daal ñëw nga xam ne kenn prévoiru leen woon président ne def naa un fonds de calamité su loolu xewee bu leen fayeeku béykat yi jël leen ci lii. loolu la ñu ko def ba pare nag ne leen nag dama bëgg ngeen yéegal li ngeen leen ni ci diggante bi rek diggante année boobu mi kii rek la CNCA dafa tripler li mu doon jox béykat yi ci lebal leen. gars yi def campagne bokkul ak loolu ci côté ki ma lay wax mooy côté bi nga xam ne mooy côté juste économie bi noonu. en terme d' investissement privé. ñu ngi nekkoon ci 1900 et quelques milliards yoo xamante ni moom la fi fekkoon en termes d' investissement privé. ci diggante bi le président de la République bu mu defaree li nga xamante ne bii ñëw na mu ne xam ne tey pour investissement privé bi mën a dox il faut que ce qu'on appelle les secteurs d' appui à la production mu defar ko. bi ci njëkk mooy le secteur financier beneen bi mooy l' énergie mooy électricité bi ci des surtout secteur financier bi parce que secteur financier PMI yi ngay dégg yëpp. daaw ñoom accès au financement. saa yoo demee ci benn séminaire dama naan dem ay séminaire yoo xam ne wala ñu dem ci ay conférence wala ñu dem ci ay kii yu ñu atelier seen principal kii mooy amuñu accès au financement. parce que banque yi duñu leen lebal parce que banque yi dañ naan suñu leen lebalee duñu mën a fay. te amuñu garantie te dañ leen di laaj garantie. mu ñëw mu créer ce qu'on appelle un FONGIP mooy fonds de garantie bi. ne leen léegi man maa leen di garantie bu leen laajati garantie. léegi ci kaw loolu mu créer FONSIS. ba pare bokk ci loolu ñu teg BNDE. mooy la banque qui finance. parce que soo xoolee 3 éléments yooyu dañu ànd di def benn liggéey bu am solo parce que bii daf lay garantir bii mën na la financer soo mënul am yenn financement mën nga am BNDE. bii mën na def ce qu'on appelle ay financement stratégique mooy entreprise yi nga xamante ne dañu tolloon taxaw nañ ci taxaw mais ñu ngi yëngatu. parce que amuñu yenn financement yi bëgg nañu yokk seen extension bëgg nañu taxaw état ne ko amul problème man dinaa dugal xaalis foofu. li ngay def rek mooy. dañuy bokk comme actionnaire ci biir entreprise bi yaa may dégg. léegi ñu financer entreprise nga liggéey. donc loolu bokk ci entreprise yi nga xam ne fekkoon na leen fii ñu privatiser woon leen ñi leen yoroon faale wuñ leen parce que ñi leen yoroon ñoom xam la ñuy xool lu ñuy génnee xaalis te bëgguñoo def ci xaalis parce que bi ñuy privatiser entreprise yu bari dañu màggetoon. comme Sonacos. comme ICS. yaa may dégg. comme chemin de fer bi. comme Sonacos comme yooyu yëpp. bi mu ñëwee. li mu njëkk a def ICS bi nga xam ne moom la ñuy wax backbone de l' économie sénégalaise. mooy maanaam tey jii sa colonne vertébrale. yaxu gannaaw waaw. mu ñëw fekk ko mu ni lii warul mën a nekk. benn groupe bu tuddoon IFCO moo fa nekkoon. IFCO waaw. président Wade IFCO bi ñuy dugg si daf leen joxoon def naa ay 15% affaire yi IFCO ne ko pour ñu investir il faut nga jox ñu loué mu jox leen 50 et quelque. IFCO bi ñu investir continuer di exploiter sans investir. di wàññi nit ñi. saa yi ñu boole. kee ñëw ne leen. lii du mën a wëy da ngeen di wut un partenaire stratégique bu leen taxaw wala ñu xool neneen nuñ def parce que lii du mën a wëy parce que lii am ngeen un marché vous faites de l'argent mais vous ne voulez pas investir. te entreprise bi dafa laaj investissement ci lañ indee Indorama. waaw. Indorama ñëw dugg ci Indorama ñëw li mu njëkk a def mooy dugal lu toll ak 200 milliards. investir ko tey waxuma la ñi ñu dàqoon waaye dañoo jël ñi ñu dàqoon delloo si leen ba jëlaat ñeneen teg ci. di liggéey. donc
ci côté économie boobu rek pour wan la tey jii li nga xamante ne président de la république fekk na ko fi bokkul ak nag problème sociaux yi mu fi fekkoon. denrée de première nécessité yi. yokk gi ñu yokkoon weer bu ne mu yokk. waaw loyer bi. est-ce que xam nga ne à Dakar 54% de la population la ñuy loué. Waaw. Dakar et puis tu sais que suñu jëlee par exemple le budget ménagère bi li ci ëpp ci constat li ci ëpp ci tey jii soo dajalewoon benn ménage maanaam benn kër ñu am xaalis ñu ne xaalis bi nan lañ koy pàccoo presque 42% xam nga fu mu jëm ci alimentation. lekk ak naan. nga ñëw fekk réew mu nga xam ne lekk ak naan gi fii la toll ci kaw. maanaam prix yëpp flambé. lépp flambé te ki am 100 francs maanaam ki am 100 000 ci war koo dépenser ci biir këram presque 40 000 et quelque yëpp ci lekk la jëm waxaguma waxu loyer waxaguma waxu électricité waxaguma waxu. ndox yooyu yëpp ñëwagul. téléphone. yaa may dégg donc loolu moom mu gis ko constaté ko xam ko bi muy ñëw. mu ni donc il me faut prendre des mesures urgentes ci domaine bii. beneen bi mu jël des mesures urgentes yooyu li mu def mooy wàññi ci saase. dund gi. te ne duutu yokk. ñu doom ba ci yàgg soo xoolee même ci ménage yooyu loyer bi moom moo ci tegu. loyer à part à Dakar soo duggee Dakar quoi mais soo génnee Dakar dem ci yeneen régions yi yooyu presque mën nañoo wax ne 70 à 75% des Sénégalais dañoo moom seen kër. du ñu loué mais soo duggee Dakar c'est diamétralement opposé et que Dakar constitue le quart de la population du Sénégal. maanaam soo jëloon population Sénégal xaaj ko ñeenti xaaj benn xaaj bi Dakar lañ dëkk. donc loolu su fa amee xew na mu comprendre ko mu ne léegi il faut que ma wàññi denrée de première nécessité stabiliser ko. bi mu ko stabiliser pare ci loolu mu ne léegi aussi ñi nga xam ne dañ doon fayeeku muy xaalis bi nga xam ne day nekk seen poche. dinaa wàññi impôts yi. waaw. wàññi impôts yi sur les salaires. ñëpp gis nañ ko. chaque année y a plus de 30 milliards yoo xam ne day dellu. ci poche nit ñi. bokkul ak subvention yi ma xam nga loolu rek 30 milliards yi nga xam ne ñu ngi liggéey la. mu jóge ca mu ni loyer bi il faut que ma wàññi ko parce que loyer bi constitue presque deuxième élément bi nga xamante ne bi en termes de dépense ci biir famille. xam naa borom kër yoo xam ne ci lañ ko bañee ba léegi. très bien mu jël ñi nga xam ne ñooy les retraités. retraités yi mu ne retraités li ñu am tuuti nañ naa ko yokk li ñuy yokkee mu ne dinaa ko valoriser à 10% de plus. maanaam retraité bu amoon 100 000 di nga am 110 000. teg ci ba pare loolu su la ko defalee loolu xam nga pour lan la woon c'était des mesures urgentes maanaam pour nit ñi mën a suqaliku tuuti mu ne leen nag lii dama ko def nii pour mais li ma bëgg mooy man Sénégal toll foo xamante ne lii yëpp du leen ci fekk. kenn ku da ngay mënal sa bopp. très bien. ci la ñëwee nag mu daal di installé mu commencé defar li nga xam ne mooy secteur économie bi dem ci mu xam ne lii secteur bi nga xam ne mooy secteur bi ëpp sénégalais yi di ci activé mooy le secteur agricole. mooy mbay ak càmm. mu ne fii il faut que ma defaraat ko lan laay defar mu ne am na benn filière boo nga xamante ne bi ci biir secteur agricole mën nañu wax ne plus de 50% de la population agricole du Sénégal ci la ñuy activé wu mooy gerte. mu ne il faut ma defar filière boobu. beneen bi mooy mu ni la consommation sénégalaise soo jëlee ci li ma la wax nee naa la ménage boo jël li muy lekk moo ëpp ci rubrique yi nga xam ne rubrique de dépense bi te li muy lekk ceeba ci ëpp. lu muy dépensé ci ceeb. ceeba ci ëpp. mu ni léegi pourquoi donc nit ñi di dépenser ceeb te ceeb boobu li ci pertinent mooy est-ce que xam nga ne soo jëlee la production mondiale en riz li ñuy bay lépp ci riz ci àdduna bi 1% moins 2% la ñuy jaayante suñu biir li ñuy gaay di bay yëpp dañ koy lekkal seen bopp. 1% nga dépendre ci yow en tant que pays. loolu vulnérabilité weesuwul lu moment bu ne mën ngaa bañ am loolu. très bien moo taxoon saa yoo gisee catastrophe am Asie. ceeb manqué. Pakistan ak Bangladesh ak Inde. très bien il a su cela mu xam loolu mu xam ne il y a un potentiel 200 et quelques 1000 hectares yoo xamante ne bi ñu ngi ci bale bi taxawaalu am ñax da nga fa nekk. li fa manqué rek mooy une volonté politique. li fa manqué mooy un financement. li fa manqué mooy un plan efficace. ak am ak une objectif ak benn objectif ak un objectif boo xamante ne bii mën na ko atteindre jox ko délai. pour mën a pousser nit ñi mën leen a exciter ñu mën a liggéey boobu. tey jii mu ne kon li ñuy génne ci tey jii sax xam nga ne li ñuy génne ci alal di ko jaay ci biti ci lekk. ceeb moo ci ëppale lu muy génnee. ok loolu la fi fekk. Moussa balaa ngay sori rek jëlal kii rapidement. doxee seconde mu ñëwaat rajo APR New York.
asalaamaaleykum wa rahmatullah. salaam wa rahmatullah. man la Aliou Ngaye Do. waaw Aliou Ngaye Do bisimilah. xam naa bu ne nee na Moussa Ndiaye. bu ne day lim li président Macky Sall di def. dina fa fanaamee du ko jeexal. dëgg la loolu moom dëgg la. du ko jeexal de. nee ko aussi xam nga séeréer kenn du ko jaay mu ngi jaay fii Abdoulaye Ndaw séeréer kenn du ko jaay séeréer boo ko jaayee rek day jël fii almet taal àll ba. Baado. waaw séeréer kenn du ko jaay. bon aussi sànq am na lu ngeen coppati tur ci wàllu Sonko. xam nga lu gën a dangereux. léeg-léeg dañuy waxante suñu biir ñu ne Sénégal dafa gaaw a fàtte. xam nga génn na benn audio. nee na bu fekkente ne nee na système bii lay xeexal dafa doon système bii lay xeexal système bu fa nekk moo baaxul. wax na ko. mu ne su ma demee bay naan damay laxasoo ñi nga xam ne ñu fi nekkoon. kon loolu dafay fekk man Sonko lépp li ma doon liggéey ndekete amul. mu ne kon bu demee ba may méngoo ak ñoom mbaa damay parrainé ak ñoom dafay mel ni kon xam ne maa gën a yées ak ci ñooñu. moo tax mu xaw a jaaxal nit ñi. bu nee waxtaan ak président Abdoulaye Wade pendant 1 heure de temps. mu war a dem seet si président Abdoulaye Wade. te moo ne woon ñooñu depuis 2000 ba léegi. ñu fa nekk lépp li fa def baaxul. kon nag moom li mu ngi wax encore di contredire boppam. moo tax mu xaw a gis que maa ngi gis sànq benn analyste xaw ma Momar Diong la ñu wax. Momar Diong xam nga léegi ñun suñu ñi nga xam ne ñu ñëw ñooñu ay mooy suñu ñi nga xam ne ñu jàng. mbaa ñu ne ce sont des analystes politiques. mais yow bu fekkente ne Sonko génn yii kaddu. normalement da nga ko waroon yedd ñi nga xam ne lu ma njëkkoon wax. xam nga kii Yérim Seck. am na ñaari question yu ma posé woon ñi nga xam ne bu may génnee livre solution bi. gis nga première question fu ma ko laajee ñi nga xam ne taarix xam yooyu foofu moom man kii ma ci man ànduma ci. lu la neex bu la nekk sax nekk yëfar lu la neex mën nga ko nekk. mais aussi mu ne Sonko au moins war nga mën nangu président Macky Sall am na lu mu def ci biir Sénégal. allah kulli alin. mais ba léegi tontul boobu question. léegi bu fekkente ne depuis 2000. ba léegi système bu fa nekk moo baaxul te président Abdoulaye Wade moo fa nekk fa 12 ans léegi mu ngi bëgg mu nga am méngoo ak Abdoulaye Wade kon nag su ko am na problème. jërëjëf Alioune. asalaamaaleykum. jërëjëf de façon li may wax Sonko moom dafa gëmm di daw li ma jàpp fi mu nii mooy dafa gëmm di daw. parce que nit da ngay am yoon boo jaar ñu xam ne ci yoon bi nga jaar. beneen bi ci des suñu analyste politique yi ay ñoom Mamadou Diong ak ñooñu xaw ma centre nan Domingo ñoom Mamadou Omar Ndiaye gaa yooyu benn doomu aadama bu xam lépp amul ci àdduna bi. te suñu analyste yi seen problème mooy lépp lu contre gouvernement pour ñoom baax na et c'est pas ça. rajo APR New York. allo. bisimilah. Pape na nga def. maa ngi sant yàlla ba. maa ngi lay déglu. waaw maa ngi leen di gërëm rek maa ngi leen di gërëm. jërëjëf kooku. man la Xadafi. Xadafi ñu ngi lay siyaar bu baax. waaw na ngeen def. sant bu baax a baax. Pape Babou na ngeen def ça va. sant bu baax. gis nga bu affaire Sonko. bu barakuloo nee na ko ni moom bu d'accord bu premier ministre bu ko joxe autorisation mun na débat ak moom publiquement. mu barakuloo waaw. mu barakuloo wax nag loolu. te si mel ni jig bi ngay teg noonu man yàgg naa déglu boobu lu yàgg bëggoon naa la ko yónni pour nga koy teg quoi. waaw Cameroun ma bu di booy Adama Bamenda. en tout cas kii sama mbokk tukulóor moo ma ko envoyé. mooy Bassirou Dem. ma déggul naa ko bu yàgg. mu ngi yoon ci YouTube bi. laajal ñoom Bassirou mu ngi yoon ci YouTube bi. ok. waaw. jërëjëf. mu barakloo nee na mun na def débat ak Sonko nee na Sonko bu ñemee na ko publiquement nee na dina ko débat. jërëjëf Khadafi jërëjëf. rajo APR New York. salaamaaleykum Pape. waaw. maa ngi leen nuyu Baboy. waaw. maa ngi leen nuyu mais question bi de yaa ko moom. waaw bismillah. ci maanaam politique Khalifa Sall bi dama ne noonu après Khalifa Sall kan mooy ndax.
kan mooy nekk waaw kan mooy nekk ñu dégg Sonko di wax Mamadou Mamour Diallo dafa luubal 94 milliards lan la Macky Sall di xaar kon pour déclasser bulletin judiciaire am bi. waaw da nga dégg. attends. non mais moom nee na dañ ko épinglé. waaw Sonko xam nga yéen conférence de presse bi waxu leen ci loolu. loolu wax na ko ci conférence de presse bi loolu al tam aussi ñun 94 milliards yi mooy suñu yite. waaw jërëjëf Sénégal la ñu ndax 94 milliards tab mën na lu bari de. waaw jërëjëf sëñ bi xaaral bala ngaa dem bala ngaa jël keneen sëñ bi xalaat lay jariñ premier ministre du Sénégal amul compte primature bu am 94 milliards yu mu mën a yàq. gis nga bi ñu naan Mame Mbaye Niang dafa yàq 29 milliards waxu dof la ñoom ci seen bopp boo déggee budget dañu koy natt dem wuti ko amul benn ministère ci Sénégal boo xam ne am nga 29 milliards ci sa compte bay yàq 94 milliards. absolument xel dañ koy jariñoo xalaat leen Sénégal amul 94 milliards yu mu teg ci benn place benn nit man cee jot man koo sànq xel bu noppee baax noppee jariñ Moussa. oui. go ahead am na kenn ku nekk si. rajo maaleykum salaam. na ngeen def. sant yàlla. waaw ñu ngi leen di ziara très rapidement quoi parce que yow li nga mujj wax sa analyse ni wax ni kenn mënul luubal 94 milliards mais c'est pas de l'argent en cash. non lu muy doon. non attends ma expliquer leen c'est pas de l'argent cash c'est que en fait. soo xoolee mooy loo xam ne da nga ko luubal. mais désolé on n'a pas assez de temps quoi Pape. te ligne bi gars yi bëgg nañu participer may ma rek ma jël kii rek après ñu avancer sëñ bi bismillah. ragal leen yàlla. waaw merci Pape allez-y. Moussa yow yàq nañ li nga doon wax yëpp te moo ëpp njëriñ yi ñuy wax yëpp Moussa vraiment maa ngi jégg lu baax léegi li nga desee ku si néew rek. non xam naa ne amul problème dinañu non parce que vraiment li ngay doon wax moo ëpp njëriñ moo ëpp njëriñ man yii yëpp ñuy wax nii. mais lu ji wa jeexul jëmu fa. daal waaw nañ jël yeneen auditeur. go ahead jël ko. bismillah. alors waaw bi Ahmed am nga 1 minute. ñu ngi ci cat li wala lu bariwul. bismillah. voilà maa ngi nuyu Papa Babou di nuyu Moussa di nuyu Babo di nuyu Ablaye di génn aussi. Ahmed tënk ko ci 30 secondes rek 30 secondes Ahmed. voilà vraiment di leen encouragé di leen fës comme temps bi dafa gàtt. xam naa ne beneen yoon on va élaborer un tout petit peu. Inch'Allah. mais di leen félicité quand même li ngeen wax yëpp kenn mënu ci teggi dara. xam naa beneen yoon rek ñu gën a développé incha allah. merci Ahmed. di la nuyu grand. Moussa kon jéggal ñu encore ba ajuma ak jàmm. incha allah ajuma di nuyu ñëpp di nuyu ñëpp di tàgg ñëpp di leen ñaanal jàmm yàlla na jàmm sax. merci Sénégal lu jëw wa jeexul jégu fa dafiy gën a neex ba ajuma ak jàmm man ak Moussa Ndiaye ñooy jàkkaarloo waat.